nga Sénégal tey dafa président Macky sax xam na lu tax muy demande ñu wàññi bor bi ñu effacé annuler la dette. parce que Sénégal tey dafa leb boobu ba léegi moom moo doon wax naan Sénégal li mu leb du dara. yàgg dañuy wax ne dette bëri na leb bi bor bi de toute façon boo xoolee pays UEMOA yi bor bu Sénégal du bare. mais Sénégal borom dafa diis. boo jëlee. Sénégal li muy dépensé ci njàng par an nga boole ko li muy dépensé ci wérgu yaram. nga boole ci li muy dépensé ci ndox ñett yóbbu boo ko boolee li muy fay at mu ne ci bor bi moo ko ëpp. gis nga bu ñu defee budget service de la dette c'est-à-dire que li ngay fay ci bor bi service de la mooy intérêt yi plus principal. du bor bi yóbbu de mooy service de la dette rek c'est-à-dire que boo delloo tey nga ne bor bi kat dafa bare wàññi leen ma ko. dañuy yokk échéance bi temps bi nga koy fay yokk taux d'intérêt yi mu gën a yokku. donc service de c'est-à-dire bor bi nag ñun dañu am bor dette privée mooy bor bi ñu amel ay banques. ay banques privées. ak dette publique bi nga xam ne moom la ñu amel pays développés yi ay France ak ay Canada ak ay États-Unis ak banque mondiale ak FMI. parce que li ñuy jëlee banque mooy FMI xaalis bu ñuy lebal la ba pare bu ñuy financé lebal leen xaalis ba def leen nii def leen te bor la donc bor boobu. dafa diis tey parce que tey bu dee da nga li koy dépense ci ndox. ci courant ci ndox ci njàng ak ci faju. fay bor boobu moo ko ëpp. waaw fay bor boobu moo ko ëpp. doy na waar. kon loolu dafa diis benn ñaareel ba bu président nee nañu annuler dette bi gis nga annulation de la dette dañu amoon fii suñu histoire ak dette dañ ko war a xoolaat. ndax d'abord Occident. saa yu ñu amee problème rek duñu jéem a résoudre seen problème bi y avait une crise financière dans les années 70. ci li ñu commencé ñun am problème ñun tam parce que booba dañu yokk taux d'intérêt yi xam nga Senghor ku ci mag xëy na yow xale nga. mais ñu doon wax la détérioration des termes de l'échange booba loolu la amoon. dégg nga ñu daan jaay à l'étranger gën a dem ba amatuñ ci lu bare parce que prix yi des matières premières dañu wàccoon. ñu boole koog nag intérêt yi ñu doon fay bor bi ñu doon fay wàcc parce que ñu bi ñu amee indépendance ñoom dañu amoon ay problème euro dollar yu bare dañu woon ñu kaay leen ñu lebal leen. taux d'intérêt yu baax amul conditionnalité leb leen ñu leb ñu dem ba vers les années 70 bi ñu amee problème ñu commencé nag yokk taux d'intérêt ñu bor bi yéeg. Africains yi commencé xalaat ay solution pour naka la ñuy régler le problème de la dette foofu la ajustement structurel yi commencé ñu dem ba ci vers les années 90 2000 en 2000 y a eu le Jubilee c'est dans l'église catholique ñoo naan bu amee 100 ans adduna bi dañu war def benn geste bu mag église catholique initié ni nañu annuler la dette du tiers-monde mu nekk campagne bu rëy mu tuddoon campagne boo xam ne bii Global Call to Action Against Poverty ma ne bi bokkoon naa ci bi institution financière yi gisee ni banque kii baa ngi rëy ñu organisation civile société civile mondiale yu bari dañu ci bokk ak église catholique. ñu daal di taxaw ni nañu trouver benn solution bu gaaw ñu ne léegi dañu indi benn programme bu tudd HIPIC initiative mooy programme PPTE pays pauvre très endetté mooy dëkk boo xam ne bi da nga ndóol te bare bor. ndóol bare bor ñu tànn leen ñu doon ñaar fukki dëkk ak juróom-benn ci àddina bi Sénégal ci la bokkoon. ñu ni dëkk yi dañu leen di jël xool ñoom. naka la ñu leen di wàññile seen annuler seen bor mais dafa am processus. annuler bor bi dafa ànd ak ay conditions benn bi mooy da nga fekk da nga yer sa bor bu diis ba mën a toog ko fay c'est-à-dire sa éducation sa santé ak yooyu bor bi ëpp na ko. deuxième condition bi moo di ni yow da ngay engagé wu ni di nga continuer fay yeneen bor yi. troisième condition mooy da ngay dem ak FMI nga toog ak moom mu ne da ngay def ay réformes yi lan la. privatisation. gën a def ajustement structurel c'est-à-dire ubbiwaat say frontières permettre le secteur privé international ñëw sa dëkk. compétir secteur privé comme ay Auchan ñoom si ñi ci des ñi ñëw toog du ñu fay impôt lu ñu gagné yóbbu bitim réew du fay ñu naan taux de croissance ak yokk fekk ñoom ñoo ko lekk bu coronavirus fi ñëwee duñu contribuer et cetera donc nga def loolu. nga ñu créer loolu donc annulation de la dette. waaw dafay ànd ak conditionnalité yu diis gis nga tey. maa ngi wax ak Sénégalais yi. gis nga crise bi di ñëw. États-Unis Amérique ñi ngi jëm ci dépression boo xam ne bi 1929 lañu ko amoon mooy la crise Amérique bi ñu gënoon am ci l'histoire moderne économique waaw moo doon après la première guerre mondiale la crise de 1929 ku jàng économie jàng ko nit ñi dañ ñaan jaay ci mbedd yi xale yu jigéen ñi di jaay pom ci mbedd mi duñu am sax ku ko jënd nit ñi dañu sonnoon chômage bu rëy Amérique mi ngi ci jëm économie si bind dañ ko te gis nga Occident saa ñu amee problème rek man bi bëgg déggee Macron ñu nangu naa analyse la rek dama tiit dama ne
lan moo nekk ci ginnaaw. waaw bu ñu ne nangu nañu annulation de la dette dañ lay annuler mais gis nga crise bi bu amee Europe France Italie États-Unis xam nga lu ñuy def. waaw fii la ñuy régler seen problème fii la ñuy ñëwee réserver seen taux de chômage indi seen ay gars ñu ñëw liggéey fii ñu fay leen fii la ñuy indi seen i entreprise mu nekk le plus grand marché ñu ñëw di fi jënd ay affaire di ko fi jaayee di jënd ñu di ñu jaay dégg nga donc fii la ñu ñëwee fii la ñu indee toutes les questions militaires comme la présence de la France au Mali qui ne règle rien parce que ñu ngi nii le premier opposant du Mali jàpp nañ ko te français yaa nga fa donc annulation de la dette dañu war ko saytu annulation de la dette pour lan pour ñëwaat encore di defaat des dépenses de prestige comme terre bi nga xam ne ça a coûté 800 milliards mën na taxawal ñetti hôpitaux de premier rang 800 milliards bu noonu tax ba sénégalais doo def test ñu yóbbu ko France mu am 3 semaines pour résultat bi génnaat nga toog di xaar diggante bi mën nga ci dee kon dañu war a seetaat affaire u bor bi ñu saytu ko ñu indi ay nit ñu xam affaire u endettement ñu waxtaan ko ba bés bu ñu dee discuter annulation de la dette ñu wax ni fu xaalis bi di dem waaw pour nga jeexal foofu yan condition lañ koy dama lay laaj pour nga jeexal foofu parce que le président Macky Sall toujours si génnam day wax naan bokkuma ak ñi doon leb pour def ay festival man toujours sama bor dafa am fu ñu koy dugal foo xam ne c'est le TER a coûté 800 milliards dawagul ba tey mi ngi ni toog di mbëkk suuf 800 milliards yooyu bu ñu ko réglé woon ci en santé tey jii bu corona ñëwee du ñu tiit ndax dañ naan mën nañu fat suñu bopp ndax ñun 15 millions rek lañu vraiment merci foofu moom économiste bi moo wax moo tax ñu déglu la religieusement te vraiment li nga wax am na solo président Moustapha Diakhaté waaw xam nga Babacar nos rapports avec la France dama ci bëggoon dolli benn rek baal ma ba léegi may nañ la ko dama ci bëggoon dolli rek mooy ni leneen li nga xam ne lii dafa am solo tey waaw mooy ni affaire franc CFA bi ndax ñun dañu nekk dans la zone CFA waaw zone CFA boobu dañu ni réew yi ci bokk seen réserve c'est-à-dire li nga am ci sa alal waaw da nga koy xaaj genn wàll gi nga denc ko ci biir trésor public français xam nga moom mi naan trésor public ba fa kenn bàyyi xaalis bi waaw mais ñun suñu xaalis biir trésor public français la ko denc tey bu France amee crise bu ko dexee mooy yor suñu xaalis dugal ko ci marché financier yi di ko liggéey di ci liggéey waaw ma nga fa toog réserve la réserve ci français mooy loo denc waaye yow boo toggee de ba am corona muy crise bu rëy te mënoo jël li fi xaalis am Sénégal makk sax nuñ ko xaaj tey kon kañ nga war a ne delloo ma samay réserve nag bu dee Macky Sall leader la ci zone français leader la ci Sénégal ci Afrique francophone dëgg la bu dee leadership boobu muy wax nag d'accord na am fit nag taxaw nag ne France delloo lañu suñu xaalis ñu régler suñu problème xaalis bu bëre la bu takku la dëgg la kon ñun waruñu nekk fi di leb ak di ñaan ak di yalwaan ak daan ñu suñu dëgg la te ma dogali ci ni français du xarit de tëj nañu seen i frontière nee nañu seen i médicament dootuñu ko fi indi ko nag ba yóbbu ñu fagaru jël suñu xaalis régler suñuy problème parce que nag am nañu ñu xarañ ci réew mi ñu ko mën régler merci xam nga sànq dafa am lu Fatou wax léegi ne coronavirus jàngoro la de waaye wan nañu suñuy jàngoro waaye li ma jàpp mooy dafa mel ni président bu Cyril Ramaphosa bu Afrique Sud ak président Macky Sall xamuñu li nu coronavirus wax je crois que solution problème Afrique du yalwaan ñu baal koy borom dana war a jàpp ne 60 ans yi weesu li ñu waroon a def ba Afrique tolloog Afrique du Sud doole pardon Corée du Sud doole li Sénégal waroon def ba Corée du Sud mi mu tolloo woon 1963 tam raw ko fop ni mu waroon def ba Tunisie mi mu tolloo la woon 1963 doole tam raw ko fop nu mu def ba ñi mu àndaloon jiitu ko ñi mu jiitu woon jot ko loolu solution bi du dem di yalwaani ay bor kon man li ma jàpp mooy dialogue national bi ñu commencé woon sax mën nañu ko fa yemale parce que nag coronavirus moom wan nañu li nu war a def. waaw leer na de ah. li nu war a def nag. jàpp naa ne di dem parce que Nadine Morano xam nga dañ ne rek waxambaane bu ko xamal lan. bukki dabe ca yoon wa ca doxin wala. xam nga bu fekkee ñun suñu président yëpp Ramaphosa dajale ay nit ne damay créer benn comité pour bor yi président Macky Sall dem TF1 kii nam tadi France 24 ak RFI naan nañ ñu baal bor yi. su ko defee moom day jàpp ne Afrique ay jàmbaar néew. ñëpp ne leen sax pourquoi deful Fatou moo takk léegi kenn du wax loolu. ñëpp ne leen pourquoi deful interview avec nañu bàyyi di ñu tuutal. ñun France yoraluñ ko dara Amérique yoraluñ ñoom maanaam ñoom li ñu jël ci ñun suñ ñu ko dellu si waatoon dootu ñàkk ba àdduna tukki. kon problème bi nan def un nouveau départ. fexe ba dans 60 ans xale yiy judd duñ fekk Sénégal gu mel nii waaye naan bàyyi leen nuy bor yooyu nañ ko bàyyi. Babacar mënoo booy yow imagine koñ ba nga dëkk nga dem ba yàgg ki lay lebal njël nga dem naa ko baal ma njël yi nga doon lebal xam nga dootu la teg fenn nañu liggéey te xam ne coronavirus wan nañu suñuy faiblesse ñu réorganiser